ñu gërëm leen ci ak ñoom ci seen télévision yi TV xabaaru marax yi la gën a fës bokk na ca ni Sénégal ci boppam jot na yeneen xeetum pingu di vaccin xeex Covid moo ko tax a jóg ñoo ngi ko duppee vaccin Johnson. Sénégal jotul toll ci téeméeri junni ak juróom fukk ci ay dose daañu ko ping sénégalais yi ministre bi dénk pajog fegu ma nga woon ca Philippe Maguilène Senghor doon fa dalloo yooyu lay ñàkk ngir ñu daal di koy sumb ci Sénégal daañu si ñëw ci biir xabaar yi ci biir yaatoo xabaar yi ci beneen jukki dana ca bokk force fond Covid bi ñu taxawoon Sénégal junni milliards francs CFA la toll woon ana fu koppar gi jaar wolof neenam ci faqul ba nut yàq ci nekkoon ni meng jamono ba dajale junni milliards ba noppi hôpital yi tey jii ñu ngi jooy oxygène ak ñàkkum jëmtukaay ki yor kàddu kuréelu fond force Covid bi Momar Ndaw indi ci ak leexal daañu ci jokkoo ak moom ci biir xabaar itam dana ca bokk lu jëm ca njaga ñaaw ña fa yeewoo si naxaru xol nañ jamono ji tembe ñoo sonn tàyyi yoon ya ràpp ga mu ràpp foo ko takk jéggi na ko seen bool mu ñu kaay fees tax ñu génn ci mbedd mi yëngu-yëngal ni dañoo bëgg ñu defaraat yi nga xam diggante Sandiaram njaga ñaaw jàpp xombol daañu ci ànd ak sunu correspondant Muntaga Kane Jeux olympiques yi Tokyo 2021 président Macky Sall mujjul dem li nga xam si moo di Covid moo ko sookeem waaye président ci boppam ci ab bataaxal la becc di wane ni xolam ma nga ca Japon ñaanal na délégation ak athlète du Sénégal dañu ci ñëw risque ñu songu faram fàcce gi. ñu gërëm leen ci ànd bi ak ñun ci seen télévision yi TV tàmbali jukki xabaaru marax yi ci lu soxal Covid 19 la koy xeex ñàkk yi la nguur yëpp gis ni mu cay pexeem ginnaaw AstraZeneca bi Sénégal jëfandikoo woon la ko jiitu woon amoon na fi ñàkku Sinopharm bi tey ji nag waneen ñàkk ñëwati na fi toll na ci téeméeri junni ak juróom fukk ak nangam ci ay dose dañu ko ping askanu Sénégal ministre bi ñu dénk pajok fagu ginnaaw bi ko nguuru ko États-Unis joxe yooyu lay jëmtukaay ni ay ñàkk tey ji ca Philippe Maguilène Senghor la doon amaleen ndoxtel ñàkk yooyu leen ministre bi woo askanu Sénégal ci teewaay sunu reporter kii di Abou ci sa reportage. ak tolluwaayu mbas mi ci réew mi ñu seetlu ne sénégalais yu takku ñëw nañu fii ci l'hôpital Philippe Maguilène Senghor ñàkku ak li nga xam ne mooy Johnson & Johnson. jëwriñ bi yore wàllu wér-gu-yaram rafetlu lu ni mel tey indi ay leeral ci tolluwaayu Sénégal ci xeex mbas mi. tey dañoo ñëw fii ci centre de santé Philippe Maguilène Senghor pour lancer fii vaccination wu Johnson & Johnson mooy vaccin yi ñu mën a jot États-Unis may ñu ko muy 151 000 doses de vaccin muy lu am solo mais mu ñëw ci période boo xamante ne soxla woon nañ ko lool. léegi Sénégal yi ni leen gisee ñuy ñëw ci centre yi pour vacciner comprendre nañ ne vaccination bi moom leen di aar loolu nag ñu koy encourager di leen ñaax il faut que ñu ñëw vacciner wu. donc ñu invité ñëpp tey jox nañ Dakar donc wàllam ba commencé nañ. région yi danañ jot dès demain seen donc seen dotation bu ko defee ñëpp vacciné wu. naka noonu itam ñi di bàjjanu gox yi nga xam ne yeesal nañu seenug taxawaay tey wane seenug mbégte soxna Koumba Dieng moo leen jiite. daje bi tey defe naa ni li ko waral lu ñu neex la muy vaccination contre Covid 19 tey ñuy wax ni dañu jël suñu 3e dose boo xamante ni ñu ngi ko tuddee Johnson bi wax dëgg yàlla ñu gisoon tamit population bi am réticence ci vaccin yi mais ñu xam ni pandémie bu ñëwee muy épidémie vaccin rek moo ko fi mën a jëlee ñu duggoon ci terrain bi defoon ay sensibilisation def ci sax 72 heures bu mag ànd ci ak waa OMS même bàjjen gox yi dugg ci terrain bi sensibiliser dara li dem ci marché yi dem ci quai de pêche bi dem ci foo xamante ne rek garage yu tata yi fi nit ñi di rassembler wu parce que période fête la ñu jëmoon mais vaccin xawoon rupture loolu nag mu nekkoon suñu ñaxtu tey bu ñëwee ñu ñëw fekk fi nit ñi di dikkal seen bopp ñu ciy gis ñu waxaloon kon loolu suñu fierté la. kilifa yi gis ne ak tolluwaayu mbas mi ci réew mi rawatina ak variant bi di Delta ginnaaw bi nu sàmmonte ak diglay docteur ñàkku bi wareef la ci kuy citoyen. foofee ci hôpital ba nduppee Philippe Maguilène Senghor fa la ministre bi dénk paju ak fegu Abdoulaye Diouf Sarr ba cay kàddu
ma nga naan Sénégalais yi gën a fonk dem kër docteur ci ne mu gën a teele waaye itam ñëwaat na jëmtukaay yi kër docteur nee na yëpp centre bu ñuy traité Covid jëmtukaay ga ca wax dina am te itam indi nag leexal li naan oxygène dafa manqué ci réew mi ñu teewlu kàddu ministre Abdoulaye Diouf Sarr. ñu jot seen dose AstraZeneca seen première dose nañu dalal seen xel dana jot seen deuxième dose d'ailleurs initiative COVAX annoncé nañ ñu ko courant août joxaguñ ñu date précise bi mais ñi ngi xaar pour véritablement loolu bu ñëwee rek ñu déployer seen deuxième dose. CTE yi amul benn CTE benn hôpital boo xamee da ngaa manqué oxygène loolu tam dafa baax ñu leeral ko dafa baax ñu leeral ko CTE yëpp non seulement am nañu centrale d'oxygène mais dañu stocké oxygène pour que centrale yi bu ñu demee bu utiliser ba xaw a fees ñu mën leen jàppale si oxygène CTE yëpp seen équipement yi mat na seen oxygène mat na seen ressources humaines yi ñu def tout pour motiver leen lenn rek la ñu ragal mooy yokk boo xamante ne donc loolu lu mu mat day dem ba véritablement doo am possibilité ñu jël ko en charge. ministre Abdoulaye Diouf Sarr kàddu yooyu la Abdou Tadi Sow ak Sidi Niang ñoo ko taataan leneen soxal mbirum Covid ministre bi woo na ndaw ñi ci ak ñàkkum li ko tàmbalee fukk ak juróom-ñett jàpp ñaar fukki at ndax nee ñu nii Covid bi nekk facteur di soppeeku variant bi nduppee delta ca soppeeku guy soppeeku moo ko indi moom delta googee daanaka la muy dal ci ay ndaw dafa bari lool kon ñaxu gi mënta ñax ngir aar seen i ñooñ ak seen i mag ca kër ga mu bàyyi ministre bi nag yooyu kàddu mu woo ndaw ñi ndax tabbu ci nëpp tax am déet naka ndaw yi daañu dem ñàkk am déet tontu ba ci reportage yu maam seen bu baabu. ñu dajaloo ñoom ñëpp ci buntu benn boutique ngir jënd ndekki di waxtaan ak i xaqataay ñoom ñi bokk classe ci ñoom nag Cheikh am lu tolloog fukk ak juróom-ñeent ci at moom mii nag nee na fas yéenewul dem ñàkku ci donte variant bu bees bi ndaw ñi la gën a laal. non pareeguma vraiment pareeguma fu ñu ñàkku ji quoi franchement parce que bon ñun moom wóoluwuñu autorité yi quoi franchement parce que suñu xel dalul quoi parce que ni ngi naan vaccin bi fiable donc looloo tax ñun franchement parewuñu pour tayle suñu bopp daal pour vacciner wu wóorul. ba ñoom loolu si ñoom la seen doxalin la quoi moo tax. tey jii ak variant bu bees bi variant delta bi. dañ naan ko jeunes yi lay gën a laal. est-ce que yow loolu tiitalu la. Aminata moom nag fas yéene na dem ñàkku ci ngir sàmm boppam te sàmmaale waa këram. xaw ma nag damay xalaat instant yi rek pour xool ndax dinaa ñàkku ci ou pas mais je pense que je vais le faire parce que c'est plus sûr. voilà moo gën a wóor teg si da ngay aar sa bopp aar tamit ñeneen. parce que boo vacciné wu au moins ñi nga nekkal di nga leen mën a kii wàññil si yenn kii parce que mën nga am nga wàll tamit sa moroom te loolu day metti parce que fii foo fi gis benn nit moo ko commencé am teg si ñeneen ñi mat ko donc foo nga vacciné wu aar sa bopp aar ñeneen ñi. Ummi ak Aminata ñoo bokk gis-gis bu ñu sukkandikoo si moom ñàkku ji dafa wax ku nekk ngir mën a protéger ñi nga xam ni ñoo di mag ñi. waaw pare naa parce que je pense que fagaru moo gën. fagaru moo gën pour bañ a wàll suñu mag yi nekk kër ga suñu parents yi waajur yi ak suñu maam yi pour bañ leen wàll parce que ñoom dañoo sensible. variant delta bu bees bi nag ndaw ñi lay gën a laal te wàllante bi dafa gën a gaaw ñi ñu tasanteel ñu ci bëri ñoom nag ñoo ngi ñuy xamal ni pare nañ pour dem ñàkku ji di moytandiku mbas mi loolu nag day wane ni wootewu ministre de la santé bi nekk na loo xam ni ndaw ñu déglu nañ ko. maam Seyne bu baabu jaay bu fekkente ni Sénégal toll na fi tëj wàllu mbas mi am ñu dem ba jàpp ni jëmtukaayu hôpitaux yi Sénégal manqué na lool daanaka hôpital yu bari ñoo gën a feebar ña fay fajoo ji moo ne bu yàggul rek amoon na koppar 1 milliard francs CFA ñu ngi ko doon wooyee fonds force Covid ana koppar fu mu jaar wala fu neenam cin foqul ba nut yax ba ca nekkoon ni may jamono bi nga xam Covid bi mi ngi lëmbee Sénégal yenn hôpitaux yi ñàkk jëmtukaay ba ñuy wax sax waxum ñàkkum oxygène lu mel tax na Momar Ndaw mi ñu dénk kàddu boobu lépp kuréel di saytu fonds force Covid 19 boobu lépp indi nag tontu ci laaj yu ko Alassane Samba Diop laaj. boo xoolee tey jii dafa am benn montant boo xam ne ba ñuy defar budget li nga xam ne mooy ministère de la santé moom la ñu wax ne moom la ñuy jël def ko ci li nga xamante ne bii moom mooy dimbali hôpitaux yi ak centre de santé yi pour que li nga xamante ne bii moom la ñuy soxla pour faj nit ñi mun koo am. xam ngeen ne am na lu ñu budgétisé woon ne moom la muy 77 milliards donc 800 millions
yoo xam ne moom lañ wax ne jagleen nañ ko waa santé pour ñuy xoddaliku ci mais finalement liñ dépensé lu jëm ci mbirum santé yépp 105 milliards maanaam 135% la yokk maanaam téeméer boo jël yokk na téeméer ak fanweer ak juróom ak lu topp loolu nag xaalis bi fan la jaar ñun loolu lañ doon suivre lan lañ jënd ci xaalis bi lan lañ ci def indi papier yi nga xam ne moo koy wane et cetera. est-ce que ci xaalis jënd nañ ci lal ñu war a jënd ak li simple li chaud ak oxygénation bi est-ce que jënd nañ ko ci xaalis boobu. waaw ci kayit yi ñu woon daal ñun kayit yi ñu woon mooy lii ak lii lañ jënd papier yi koy justifier moo nekk ndax xam ngeen ne am na loo xam ne moo jëm ci li ñuy wax lii chaud yi maanaam lal yi nga xamante ne bii pour ñu am jafe-jafe nga xam ne ñooñu dañ leen war a taxaw bu rëy ak yeneen lal yi nga xamante ne bii mooy lal yi pour fexe ba génne nit ki ci jafe-jafe bi fu ñu koy denc mu toogaale fa en attendant yooyu yëpp ay dépenses la yoo xam ne ñun buñ ñëwee dañuy wax joxoon nañ leen daana milliard lan ak lan ngeen ci jënd ana kayit ko ci firnde waaw donc loolu ñun topp nañ ko ba mu jeex. moom max ndaw jokkoom ak Alassane Samba Diop ci mbirum leexal ana fu koppar gi dugg ci fond force Covid 19 bi toll woon ci junni milliards CFA. xabaar yi ci beneen mbir coow li ba tey jeexagul ci loi bi nu sot bërki démb ci ndaw réewum Sénégal ci député yi voté ko muy li modification lam jëm ci code pénal ak code procédure pénale lu jëm ci mbirum xeex def kati njombe ci Sénégal gi opposition bi gis ni boobu loi awul ci yoon tax ñu demoon ca conseil constitutionnel ëttu àttekaay bi gën a kaw Sénégal jëbal ko bataaxal ngir loi bu kenn appliqué ci réew mi waaye nag mbetteel député opposition bi am bu njëkkandiku Cheikh Bamba Dièye mi nekkoon seen mandataire ndax conseil ba nee na ko mënuñu jot sa recours boobule maanaam sa bataaxal dañ ko daal di dàq yooyu mel nag tax na ci di maître Doudou Ndoye kàddoom jib ci wàll gi leexal na ana jamono ji tembeem conseil constitutionnel googule li naan dafa manqué ay ndaw ak it li ñu def du yoon jàngat ban la ci am ba tey jokkoom ak Alassane Samba Diop. Sénégal dafa wote loi boo xam ne la mu def jooju la ñu andi yokk ko jaxase ko jambaaje ko façon boo xam ne waxtu wu neexee ka yor nguur gi nga def dara nga sëqat mooy la yaa ko def si yaa ko def googu si yéen a ko def googu man yaakaar naa ne bu ñu doon jooytu te loolu la war a jooytoo d'abord yokk ci nag tànk ya ngay dox wante bu ñëwee yem si tànk ya ngay dox rek sa jiitaluloo tooñ nga jooyte ko kon yow def nga erreur def nga njuumte da nga jobbanti da nga dëpp wax ji man nga def ñaar yëpp nag mais benn bi nga deful mooy wax ji léegi nag la ñu def nañ ko dàqee mënuma wax ci dàq parce que dàq gi mënoo ci wax fexe jànguloo nañ ko dàqee te nañ ko dàqee conseil constitutionnel daf koy bind nga war ko jàng pour mën a wax ne dàqin gi baax na dàqin gi baaxul mais nu mu mënti demee rek man bu ñu ma laajee dama naan dañu dëpp mbir mi ka dem attaqué ji doxin gi yaa ngi waroon attaqué tooñeel gi te attaqué wuñu tooñeel gi si li ma dégg bu ñu attaqué tooñeel gi nag ñu déglu conseil constitutionnel si loolu te tooñeel gi dafa bari liñ ci andi dafa bari te man loolu laa jotoon wax télévision ne d'accord ma ci nañ ko binde du noonu nañ ko binde ëpp na ci diggante sénégalais yi ak seen nguur. nan ko bindee ëpp na diggante Sénégal ak seen nguur kon jaay doole gi la jàpp ni dafa féete ci boor kàdduk maître Doudou Ndoye ñenn ñu jàpp da leen a tooñ mooy waa Njaga Ñaaw tund woowu ña fay yeewoo sonn la ñu def ni seen bool mu ñu kaay fees na ay at mi ngi jàmbat yoon wi dox diggante Njaga Ñaaw jàpp Sandiara xus jëm Xombol nan ko defar ndax ña fay jaar sonn nañu ngir sooy ku wopp daanaka day faf jekkaliku ci yoon wi loolu lépp la ñu boole génn ci mbedd mi wane seen naxaru xol jàkkaarloog nguuru ko Sénégal gi ñu xuus ca Njaga Ñaaw ànd fa correspondance su Mountaga Kane. askanu Njaga Ñaaw ci turu collectif Njaga Ñaaw va mal mel nañu lool ci bon bi nga xamante ni yoon bi bon na ko. nawet bii di dikk ëllëg nag collectif Njaga Ñaaw va mal li ñu ragal nag mooy bon bi yoon bi bon mu jur ay jéyee yu mag ba tax ñu joxoñ baaraamu tuuma gouvernement bi te di woo njiitu réew mi mu indi ci saafara. Par cette marche pacifique, nous prenons en témoin l'opinion nationale et internationale de l'état pitié de la route. li ñu bëgg mooy adduna bi yëpp daal di yëg yeesaayu yoon bi jógee Sandiara Xombol Njaga Ñaaw ragal nañu ne ci nawet bi mbonaayu yoon bi mën na jur ay jéeye yu mag a mag te gis nañu ne li waral loolu yëpp nguur gi mooy ndeyu mbili ji ginnaaw bu ñu ñaawloo diggé yu bari yi nga xamante ne nguur mu ngi ko doon diggee te mosu cee def dara ñoo ngi woo njiitu nguur gi nag mu joxe ay ndigal yu wër pour ñu mën a defar yoon bi ci li mu gën a gaaw ndax yoon bi mu ngi gàllankoor askan wi seen wàllu wér gu yaram bu baax di leen gàllankoor ci wàllu koom yeneen i Sénégal yi gënuñu yell ci am ay yoon yu baax. Pas plus que nous le confort du voyage.
ñoom ñaxtukat yi wax nañu ne bu fekkente ne nguur gi defarul yoon bi fii ak élection yi daañu banque seen loxo te daañu fexe ba woote du am ci gox bi. ñuy xaar ñëpp ñi nga xamante ne nag ñoo ngi jóg fenee ci nguur gi di ñan ñoo fekk fii nii naan dañuy préparer élection fii la ñuy fekk la jeunesse déterminée aussi bien que même pas d'élection sans la réflexion de cette route. Mountaga Kane ca tundu Njaga Ñaaw ak la ko wër jaajëf ci liggéey bu di mel wàccaat ci leneen ci xool xibaaru marax yi ci seen télévision yi TV mi ngi jëm ca Qatar procureur général ba fa nekkoon ci atum 2002 ak léegi dañ ko daal di takkal ay bagaasam ni ko mottum lu koy mooy Ali bin Fetez Al Mari nee ñu ko daf fi mu toll nii liñ ko tuumaal ci ay njombe dafa bari ba jéggi dayo bam lu mel sax bokk na ca ay plainte jóge ci bitim réew dal ci kawam juróom-benni fan juillet gi donc moo ci mujj njiitu réewum France Emmanuel Macron jotoon na ab bataaxal bu jógee woon ci Cheikh Ahmed bin Khalid bin Mohammed bin Ali bin Abdallah bin Khasimi bin Mohammed Al Tahi wala Al Tahni moom ci boppam bokk ci kilifay Qatar maanaam royaume inasibam lépp doon ñaawlu doxalinu procureur général boobule bu defu ndànk sax yoon na ko ndax li gàllu ci am ndoddam ci ay plainte moo sakkan lool moom kii nekkoon procureur général bu Qatar ba tey bokkoon ci li nga xamoo di nguur ga di ab buur bu samp foofee ca Qatar xibaar yi ci leneen soxal tam li nga xam moo di président Macky Sall waroon na dem ca Jeux olympiques yu Japon ca Tokyo xibaar yi tënk lay doon ba tey ndax moom mujjul dem ndax Covid bi moo ko sookee président Macky Sall nag becc ab bataaxal ayee ko ci tweet di gis ni mi ngi jaajëfal délégation bu Sénégal boobuleem délégation bu Sénégal ba nga xam daanaka toll nañ ci ay nit ñu sakkan teewal Sénégal ci teewaayu tam juróom-ñeenti li nga xam si moo di athlète ci fàttali ñaari téeméer ak juróom-benn délégation ñooy défilé foofee maanaam ñoo dem ca Jeux olympiques ya ca Japon ca capitale ba di Tokyo. waaye président Macky Sall ma ngay xamle ni Covid bi moo tax ba mënul dem waaye xelam dem na foofee ca délégation Sénégal ak naataango ba nekk Japon ci invitation boobu lépp ma ngi ko ci sargal bu baax ci wàllu guri mel ba tey ci xibaar ci tënk Jeux olympiques yooyu la ca Japon ca Tokyo ma ngay wëyandi ñu naa sàng délégation ba ak nan ko defee à huis clos maanaam dañoo tëju ay benn ñoo koy fekk rek de sa répp mi aw ci réseaux sociaux yi ak ci ay télévision ñu war koo def en direct ay junni ci ay caméra ak ci technique bu mag bu xarañ lan teg ca stade ba ngir mu tasaare ko ci àdduna bi lu ni mel nag ubbi tey daal dinay tàmbali sàng fàttaliwaat ni Sénégal ki jiite ab délégation moo di Cécile Faye moom ne ma ngay wax ni amuñu benn problème xanaa kay lu jëm ci athlète Sénégal yi am na ca ay bërekat am na bëre am na li nga xam moo di dawal gaalu locco muy kanewoo kayak gi am na itam lu jëm ci daw ak tëb loolu lépp am na ca juróom-ñeenti gaynde yu Sénégal yooyu nag ñenn ñoom sax duñ demagun ca Tokyo ndax dañoo wax ni ku ci ne sa discipline bu waree def ay jonganteem juróomi fan laataa jongante yi ngay ñëw ndax xam nga ni Japon ba tey Covid baa nga fay lëmbe ak confinement lu mënta ñàkk lam dañ toppaat mbir yooyu incha allah ci nu mu gën a yaatu ak Desk Sport bu immédiat ànd ci ak mboolem bànqaasu i rajo ak ITV. sant leen gërëm leen ci ànd beek ñun ci seen télévision yi TV lii moo la fa laaj ci xabaaru marax yi danaa ma jot ay xabaar 18h 19h45 lay doon ci kàllaama ak français bu loolu noppee la totale day wéy yooyu yëpp bu jàll incha allah naa ma jot ay xabaar ci guddi gi lay doon 0h ci kanam suñu borom jukki lay doon ci kàllaay wolof balay boobu sant leen gërëm leen ci ànd beek ñun ñu bokk fanaan jàmm.